RFM matin 7h40 sunu gan waroon doon Yakham Mbaye njiital Soleil bokk ci APR di xaritu Aliou Sall waaye gisuñu ko ñu dal Cheikh Tidiane Dièye aar lu ñu bokk salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. yéen sos kuréel googu ñu naan aar lu ñu bokk kon gannaaw ba télé bi wala bokk bërëbu tasum xabaar gi di BBC defee reportage am boobee wax ni daa am ay léexoor ak ger gu ëmb li nga xam ni moom mooy contrat yi nguur gi signé ci wàllu pétrole yi rawatina diggam ak Timis Aliou Sall ñu tudd ko ca yéen ngeen ni war nañ ko leeral waral sax ngeen doon amal ay manifester ci mbeddu Ndakaar yi ñaari àjjuma yi nu weesu est-ce que Aliou Sall gannaaw tekki na ndombal tànkam démb da ngeen koy ndamoo. Babacar gannaaw ba ma nuyoo mbokki Sénégal yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu ñu lay bëgg a wax rek ni tekki ndomb tànk bi nga xam ne tekki na ko du loo xam ne dañu koy ndamoo ñun. ndax li ngay ndamboo mooy li nga xam ne ni moo doon sa objectif nga koy wut ñun wutuñu woon loolu du woon suñu objectif lu tuuti la ci li nga xam ne lii loolu la ñuy laaj ndax li tax ñu tëral kuréel bi te yaakaar naa tey sénégalais yëpp wane nañu ni moo xam ñi ko mën a wax ci rajo yi ñu dégg leen wala ñu fes ci télé yi ñu gis leen wala ñu toog seen kër rek di ko métti lu seen xol tey sénégalais yëpp nangu nañu ni lii lu jar a jóg la lu jar a taxaw la pour ñu leeral ko ndax alalu askan la alalu réew mi la te dañu yàgg dund ci ndóol ba yàlla fekk ñu tey ak ay xéewal yoo xam ni waruñu bàyyi muy dem fenn donc li ñu laaj rek président de la république parce que ñun mooy suñu interlocuteur li nit ñi di bari ak li ñu ciy tudd lu ñuy bari yëpp président mooy ki nga xam ne moo jiite réew mi mooy responsable bi nga xam ni moom moo aar suñu constitution nekk ci bopp réew mi li ñu ko njëkk a laaj moo di gannaaw sax BBC laata mu fiy ñëw am na ay sénégalais yoo xam ne sénégalais lañ yu nekk fii ci biir réew mi ak bitim réew am fi woon ay ndombo tànk ñii am fi ay taxawaay ñii di ay nit ñu respectable mu di journaliste mu di ay homme politique mu di société civile mu di leneen ñu defoon liggéey bu mucc ayib ci lii ba génnee mbir nit ñi lii kat am na loo xam ne leeru ci te war nañ koo leeral waaye kenn déggu leen woon xam nga ne sénégalais yàgg nañ cee wax yàgg cee manifester kenn état bi réagirul yàlla def nag BBC ñëw am lu mu ci yokk BBC génne yoo xam ne wane na ni am na ay paiement am na ay alal ju jóge bitim réew dugg ci ay compte bancaire fii ci biir réew mi te compte bancaire yooyu ay sénégalais ñoo ko moom ñu tudd ci rakku président de la république ñun nag ci la ñu ni jot na ñu dajale ñëpp ñu bañ cee def xëj ak seen dootuñu def affaire politique wala affaire société bi nañu boole askan yëpp pour que loolu ñu jox ko yoon leeral ko donc li ñuy xaar ci président de la république mooy rek mbiru yoon on veut juste la transparence ak la justice c'est-à-dire lépp loo xam ne lii mu ngi ci tudd nañ ci ay nit te nag ñun ñu tudd ñëpp xam nañ leen dafa am ñaari rapport yoo xam ne kenn mënoo leen laam-laamee benn bi sax mooy rapport benn bi mooy reportage bi rapport u inspection générale d'État tey dañu ci tudd ay nit ku ci nekk la nga ca def taxawaay ba nga ca am bu fekkee jalgati nga ci inspection générale wax na ko ba def ci ay recommandation ni ñooñu seeni cas nañ ko jaarale ci yoon ñooñoo ngi fii ci biir réew mi toog BBC bi mu ñëwee joxe ay preuve ni lii kat xaalis bi bu jóge ci bitim réew dugg ci compte bu tudd Agritrans Aliou Sall ko moom Aliou Sall nijaayam moo ko koy liggéeyal et cetera loolu mu di yu leer yoo xam ne léegi moom giñ na démb teg loxoom ci kawam teg alxuraan ci kawam teg kaamil teg ci loxoom waat ni li ngeen di wax yooyu yëpp ak li ñeneen di wax jëm ay ci ay tuuma ci moom defu ko léegi en tant que ku gëm yàlla bu mu defee loolu amu leen ci kersaam wala gëmu leen ko. déedéet amuñu ci benn kersa Babacar bu fekkoon te ni ku teg sa loxo ci alxuraan waat rek ñu jàpp ni li nga wax dëgg la kon prison yi benn nit du ci am ndax di nga fekk nit génnee loxoom wi cax ko ci li nga xam ne mu ngi koy jël mu giñal la ci sëriñ bi mu gën a yaakaar giñal la ci yàlla ak yonent bi ni deful dara loolu ci affaire nit la te ñun mbiru judiciaire la ñu nekkuñu ci mbiru boo xam ne nii toppuñu ko ci jumaa toppuñu ko ci jàkka waxuñu ko ci affaire dara lu mu def ci diineem loolu na dem bu amee fenn fu mu war a waatee wala muy keneen ku dul moom ku bëgg a waat na nga dem ba devant le tribunal parce que foofu itam ku fay layoo da nga yëkkati sa loxo ni je jure de dire la vérité foofu rek la ñu jàpp ni ku fa waat ñu xam ni lii nga waat xëy na mu ngi ci yoon wi nga xam ne foofu lañ jaar waaye teg sa kaamil. loolu maanaam alxuraan ji kontewul ci yéen. non parce que jaaruñu ci yoon woowu ñun ànduñu ak dugguñu ci yooyu commentaire ak yooyu mbiru subjectif la loolu dugguñu ci li ñuy laaj lu simple la. dañu cité ay nit dañu leen jël jébbal leen yoon ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam te yoon bu bëggul def liggéeyam askan wi dinañu continuer jël seen responsabilité te loolu bokk na ci li tax ñu sos kuréel bi ndax dañuy bañ la nga xam ni yàgg na fee am ku féete ci nguur gi ak loo mën a def ci réew mi mu am impunité totale dara du la ci fekk ku nekkul nag ci nguur gi li nga def lu mu tuuti ñu jàppale jébbal la yoon ñu jàppale tëj la ci kaso bi loolu lañu bëgg mu jeex parce que suñu démarche bi yëpp démarche de refondation la du Massamba wala Mademba. Georges Déthié Diop.
waaw mais boo leen naa ne yoon na def liggéeyam loolu ngeen di xaar ndax jàpp ngeen ne xëy na yoon moo ko mën a leeral yoon daanaka mën nañoo jàpp ne door na ay mbiram ak conférence de presse procureur waa di commencé seen i enquête ak waa section recherche bu gendarmerie lu desati kon. waaw loolu na wéy loolu lu commencé la waaye na wéy mais du tee li nga xam ni ñu nekk ci askan wi nekk ay citoyen am droit ni leen man ngeen génn manifester man ngeen laaj ñu yokk mbir yi man ngeen laaj ñu baral jéego yi yooyu donte am na jéego yu ñu def ci yoon ñu koy rafetlu te mu war a continuer na askan wi continuer mobiliser pour ni leen ñu ngi leen di teg bët ñu ngi leen di seet guddeeg bëccëg te duñu leen bàyyi benn yoon ngeen négliger dossier bi ndax du dossier bu ñuy négliger mais boo xoolee ci li ñu laaj ñun mbiru yoon bi nga xam ne bëgg nañu te kenn mënul fexe ba cette fois ci yoon duñu ko jaaral fi nga xam ne foofu la ñu war a jaar dafa am yeneen ñaar yu ñu laaj te kenn waxagu si parce que contrat bi nga xam ne nii signé nañu ko jox ko Frank Timis contrat boobu tey ñëpp am nañu preuve ci askan wi ni contrat bi baaxul te dafa léser ay intérêt u Sénégal tey Sénégal dafa ñàkk lu dul jeex ci ay alal ci ndax contrat boobu mais contrat boobu dañ ko war a négocier am nañu luñ ko mën a négocier parce que dégg naa ñu nekk ci nguur gi naan bu ko président Macky Sall signé wul woon décret bi kon Frank Timis daf ñuy kalaame ci yoon waaw ki nga xam ne ñëw na ci sa biir réew ànd ak ay nit ñu sàcc sa alal yóbbu ko bitim réew kooku moom moo war a daw di la laxatu waaye du kooku moo la yóbbu ci yoon donc dañu bëgg contrat boobu ñu delloosi ko ñu ubbiwaat ko ni ko ci ni mu ko jotee baaxul ndax rapport inspection générale d'État nee na ki nga xam ne waroon na jot pétrole bi dafa waroon am ci alal loo xam ne lii wóor na ni mën na koo def xam-xam bi waaye ak xam-xam bi gis nañu ni Frank Timis ñaar yooyu yëpp amu ko donc li nga xam ne def nañ ko ci rapport bi ba tax ñu jox ko loolu teguwul ci dëgg mais ci constitution donc loolu rek doyoon na leneen itam am na ci ñenn ci ñi bokk ci seen i kuréel dañuy laaj yoon waaye dañuy naan wóoluwuñ yoon est-ce que amul paradoxe bi ne ci biir déedéet amul benn paradoxe xam nga man li ma engagé rek mooy kaddu bi nga xam ne mooy kuréel bi ci boppam bi mu wax officiellement kuréel bi tey boo ko jëlee mën nañu ne ay junni ay millions yi sénégalais ñoo ci nekk ku ci nekk la nga bind ci sa pancarte yëkkati ko loolu sa waxu bopp la ñun suñu wax ñett rek la tënku yoon nañu ko def te yoon bu ñu koy def ñu ngi xool procureur teg ko bët ndax procureur du procureur u Macky Sall procureur de la république la ñun nag république rek la ñu gëm du leneen dañu bëgg am nañu ne ci yéen nee nañ ci ordre Macky Sall lay doxee mais parce que loolu la ñu gis ndax bu fekkee yow da ngay procureur de la république ñu teg la loo xam ne lii lu ne fàng la ay tour nekk ci lépp leer yow ay lu mat juróom-ñaari at ay nit a nga binde di teg kalaame nañ ko sax moom procureur ci boppam saisir nañu OFNAC xam na dossier bi fi mu toll mu ñëw toog def conférence de presse am naan maa ngi def appel à témoins yéen sénégalais yi ku ci xam dara na nga ma ko indil mais loolu dañu jàpp ni dafay fexe xëy na suul mbir mi wala mu yeexal jéego yi. yoon may na ko wala. dégguma ndax yoon may na ko. yoon na ko may moom mu woo ku ko neex parce que procureur loolu mooy rôle am tey bul ko neexoon man nii mu ne ma ñëwal. non dama ne ndax yoon may na ko mu def appel à témoin. waaw am na droit def ko lu ko neex def mais dafa ñu nit ay boromi xel lañu xam nga nit ka nag nga toog fa nga toog naan damay def li ma neex wala li ma yoon may da ngay may aussi askan wi nga xam ni du ñu ay dof ñu apprécier xam fi nga bëgg a jaar ndax yoon wu baax la wala yoon wu baaxul bi ñu seetloo ci doxalinam gis nañu ni déjà conférence de presse am boole na ci dossier bi ñun tey pétrole la ñuy wax ak gaz. mu boole ci yeneen ñaari dossiers yoo xam ne bañ ko koy laaj mat na ay at mosu cee réagir tey mu doog ko indi pour jaxase ñu ne nag loolu dañ ko dul mayet yi c'est-à-dire dañu toll foo xam ne ci réew mi citoyens sénégalais yi ñoo dul nangooti ku leen di foyee si lii pétrole ak gaz du caaxaan mën na defar réew mën na taal réew ñun nag ku ñu xam démb ak barki démb ñi nekk ci kuréel bi yépp doo ci gis kenn koo xam ne nii dafay indi fitna ci réew mi parce que kenn gënu ñoo nekk patriote ci réew mi. nee nga da ngeen am xel di xalaat da ngeen am xel di xalaat BBC ci li mu wax nee na am na 6 000 milliards de francs CFA yoo xam ni Sénégal da koo ñàkk ci mbir mi loolu tam ci aqulaayu taala est-ce que jéggiwul dayoo yenu na maanaam. ëpp naa sax yenu maanaa Babacar man de jàpp naa ni mën na ko sax ëpp mën na koo yées itam mën na koo yées mën na koo ëpp mën naa tolloo ak li ñu wax booy xool reportage bi dafa ne dina dollu ci diggante 9,5 milliards ak 12 milliards de dollars loolu dafa lay won ni dafa am rek ci benn intervalle bu mu nekk xam nga lu tax mu mën a nekk parce que pétrole bu nekk ci biir suuf si ay fukki at ci ginnaaw ku ñu ne woon am nañu pétrole bu toll ci lii ñu gis ci réew mi kenn du ko gëm ndax gisuñu ko woon tey am na lu ñu ci gis waaye xëy na fi ñu jàpp ni foofu la pétrole bi nekk am na lu ëpp lu fa nekk fu ñu ne am na 2 millions de barils wala 600 millions de barils xëy na 1 milliard de barils la nga fa te gisaguñu ko loolu benn la dina mën a jouer tamit ci prix wu baril de pétrole bi moment jamono ji nga xam ne danañ ko pomper mais bu ñu la nee ci baril bu ñu génnee
bu ñu ko jaayee ci njëg ñu ko jaayee am na loo ciy am xam nga ni li ngay am mu ngi tolloog fa njëg gi toll wala ndax njëg gi dana ëpp loolu donc lii ñuy jàpp li ñu wone ni am nañ ko ci pétrole ak gaz boo amee ay royalties maanaam lépp luñ ci jaay dina am luñ ciy cof tuuti jox la ñun jàpp nañu ni lu yenu maanaa la parce que lu ñu gis ci àddina bi la moo tax ma ni la Babacar ñii dañu war a delloo si seen xel ñu xam ni tey ñu ngi wax ak askan woo xam ne ay lu ñu jàpp ni xam nañ ko rek am na ñu leen ko gën a xam ci àddina bi te aussi may attirer seen attention ci dara mu di BBC wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu pétrole ak gaz lépp lu ñu la génneel tegal la ci table bi mu di benn boo moytul jàpp nañu ñaar wala ñetti yeneen denc buñ la waxee bii nga weddi ñu génneel la beneen ci ëllëg sa boo xam ne dina ni fàng doo ko mën a weddi dañu toll foo xam ne nag fi mu ne nañu fexe ñu aar Sénégal ñu protéger la République parce que mbir mi dina yegg foo xam ne fii suñu état ci boppam mooy ñàkk fayda ci àddina bi moom la suñu der di yàqu te nag le président de la République moo war a def lépp ba moytu loolu ndax li tax may insister toujours ci République moo di République da ngay fexe ba sa njabootu bopp bu mu la yàqal dara ci li nga xam ne ni yaa ko yore ak alalu askan wi gis nga te loolu du sax lu ñuy jéggani bitim réew fii ci Sénégal ci suñu histoire ci suñu taarix ay Thierno Souleymane Baal révolution Torodo bi mu defoon ci Fuuta li mu njëkk a wax mooy bu fekkente ni jiite ngeen nit ngeen gis ko alalam di yokk moom muy funki moom muy am alal waa réew mi di gën a ndóol kooku teggi leen doog ma tànkam daaneel leen ko parce que du njiit bu baax. léegi Cheikh Tidiane Dièye lu tax BBC wax ñi ñuy tuumaal wax ñu ngeen bëgg a gëm BBC ndax kii ñu ne jot na sax 146 millions ci société bu mu am tudd Agritrans taxaw na giñ démb ci alxuraan ne musul jot dërëm bu ñu toll musta jot 15 ci loole ñu wax léegi lu tax rek waree sa gëm kii bañ a gëm kee. Babacar ñun gëmuñu kii bàyyi kee moo loolu rek moo tax suñu njëkk laaj bi ñu laaj mu di na mbir mi dem ci yoon te yoon def ko mu leer xam nga lu tax mu am nag jiixi jaaxa ci xel yi te loolu yaakaar naa mën nañ ko nangul ku nekk lii BBC wax du lu bees yàgg wax naa leen ni avant BBC ay at ci ginnaaw ay sénégalais taxaw nañ fi ñii bind ay téere ñii génnee ay bataaxal ñii génnee ay lu nekk ay documents yu wér bis bu nañu wax ko ay journalistes yu mel ni yéen fii ci biir réew mi ak bitim réew yàgg nañ ko wax ni mbiru pétrole beeg gaz bi am na lu ci lëndëm lu yàqu nañu ko leeral kenn mosu leen toppatoo Sénégal mosu cee def li war. mais justement bi mu ñëwee waaw ma daaneel foofu aussi li tax mbiru BBC bi pour ñun mu am njëriñ bi mu waxee waxam ni am na alal joo xam ne jóge na bitim réew di $250,000 dugg ci compte Agritrans ki nga xam ne moom Agritrans dafa ni xaalis boobu mosul am kenn mosu koo fay mosul jot xaalis bi waaye ñu toog ci ay fan dégg ki nga xam ni mooy yor kaddu présidence de la République te ñun nag présidence de la République institution la boo xam ne bii wekk nañu ko jàpp nañu ne lu fa tukkee di wax ci turu présidence de la République du waxi caaxaan kooku moo dem ba ci benn télévision internationale mu di El Hadj Kassé mu taxaw ni moom nangu na ni am na paiement xaalis bu jógee bitim réew dugg ci compte Agritrans ba mu waxee loolu wax ji fereen ku laayu na mais seulement nag dafa mel ni li leen arrangé rek ngeen di gëm parce que kooku ngay wax ni moo dem ci télé bitim réew wax fa loolu bu waxoon lu leen arrangé wul tamit ngeen ni waxul dëgg xam nga tamit après di compliqué est-ce que nekkul ne yéen tamit yéen a ngi manipuler opinion bi itam xool lu leen arrangé rek li ngeen bëgg a dégg rek ngeen bëgg a dégg. waaw yow it yaa ngi commenté ni nga ko bëgg a commenté xam nga mu loolu mooy liberté wu nit ku ci nekk da ngay xool non dama lay laaj non xam naa loolu mais ku nekk da ngay wax aussi rek ni nga ko bëgg ni nga ko mën a gisee wax naa la ni dafa am lu ñu dégg te dégguloo ñu benn yoon ba léegi ñu accuser kenn ñu ni moom Aliou Sall moo ko jël wala jëlu ko dañu ni am na lu ñu dégg ñun tey na xel nañ ko yóbbu ci yoon moom mu weddi mu am koo xam ne mooy porte-parole présidence de la République bu dem ci chaîne télévision internationale wax dañu ni wax jooju wax ju rëy la wax ju am njëriñ la nañ ko yokk. bu ne woon xaalis boobu amul bu ne woon xaalis boobu amul tamit xam naa du ngeen ko gëm. bu ne woon amul ñu ni kon yoon lii nga xam ne yaa ngi koy def continuer koo def mais lii mu wax nag ni am na ko yoon woowu moom itam Babacar li ñu wax dafa simple nañu ni moom Aliou Sall mu di ak ñi nga xam ne cité nañ leen ci rapport inspection générale d'État ak moom El Hadj Kassé mi ni xam na ci dara te dafa ni du ay information ay fait lay joxe fait la boo xam ne bii lu wér la nañu ko woo ñëpp ñi nga xam ne information la waaw affaire mooy loolu la ko waxee mooy fait loolu nañu ko woo ñu teg ko fi nga xam ne war nañ ko faa teg déglu ko comme ça mbir mi leer ñun loolu rek la ñuy laaj Babacar ñett yi ma répété ko mooy ñu yóbbu mbir mi ci yoon def liggéeyam correctement dans la transparence ak mu gaaw te bu ko kenn influencé te ñëpp ñu ngi teg seen bët di xool ndax jaaral nañ ko fi ñu ko war a jaar muy benn ñaareel bi contrat yi nga xam ne signé nañ ko ay nit te yeyoowuñu ko te contrat yi salfaañu nañ suñu constitution ndax méngoowul ak li suñu code wax ak li constitution bi wax nañ ko renégocier ñu joxaat Sénégal ay intérêt
ñetteel bi mooy bépp loo xam ne tudd nañ ko muy ay xaalis bu ñu spolier ñu naan dina dem ci ay compte jàmbur fii ak ñeent fukki at ak yu demee noonu nañu fexe ba loolu bu mu dem ci poosu kenn na dellu si gafak ak Sénégal ñett yooyu loolu la ñu laajuñu leneen ku démissionné xëy na yow yaa jël sa décision bopp ku toog su fa nga toog sa responsabilité la waaye li ñu xam ne moom la ñu taxaw ci barki démb mooy li nga xam ni na mbir mi dem ci yoon ñu jaaral ko président de la république jël responsabilité am pour que njëriñu Sénégal askanu alalu Sénégal dellu si askan wi amul leneen lu ñu laaj du dul loolu ku génn ci loolu rek def nga sa message bu bopp wala def nga sa commentaire bu bopp mais ba tey aar li ñu bokk ci loolu la taxaw. sànq nee nga lu BBC def daanaka lu ci bees bëriwul ay nit bind nañ ci ay téere taskatu xibaar def nañ ko est-ce que ñun ci suñu wàllu bopp ñun sénégalais yi wala ñi nga xam ne ñoo cay yëngu amul problème quelque part ñun dañuy bàyyi ba keneen jóge biti réew rek wax ñu ne moom moo wax dëgg ndax benn pression wala benn mobilisation nemeekuñu ko woon biñ ko fi waxee fii nii. man boo waxee ñun sénégalais yi du ma ci mën a d'accord parce que man mii di wax ak yow bokkuma ci sénégalais yi fonctionné noonu te xam naa ay junniy sénégalais yi fonctionné wul noonu ñi bind téere ñi ci wax ñi ci def ay conférence de presse ak journalistes yi ci gëstu xaaruñu BBC ñoom it fonctionné wuñu noonu. non waxuma ñu bind de waxuma ñu bind. sénégalais yi am na ñu xëy manifester nañu fii à Dakar xëy na manifestation bi lu baree ko waraloon waaye bokk na ci thème yi nga xam ni xeex nañu ko fa moo di transparence pétrole ak gaz. gis nañ fa ay député yu baree bare di ci xeex sénégalais yi jeunes yaa ngi ci réseaux sociaux yi bis bu ne ñu bind ci donc kenn mënul wax ni Sénégal dafa xaar bitim réew parce que ñun amatul ñu benn en tout cas ñi mel ni man ak ay millions la ñu amuñu benn complexe bitim réew xam-xam baa ngi fii ci biir réew mi amu fi BBC lu mu jàngale wala lu keneen jàngale loo xam ne sénégalais yi mënuñu ko mais conditions yi bu fekkee fii mënuloo ko réaliser bu fekkee boo demandé manifestation ñu réprimer la duñ la ko jox bu ñu nangu woon manifestation yi ay ñetti at ci ginnaaw wala ñeenti at ci wàllu pétrole ak gaz kon bis bu ne nit ñi manifester pour que mbir mi leer. am na yéen kaay bu bind démb ne Macky Sall am na neexal bu mag bu muy waaj a jot ci CAP foog naa ci Afrique du Sud jëm ci ràññee ko ci yorin wu baax ci wàllu mbiru pétrole loolu moom nu ngeen ko gisee. mais loolu ñun pour ñun amul benn solo ndax ñaari yëf moo tax gis nga dafa am institution yoo xam ne tey boo seetloo barki démb am na ay sénégalais yu dem Paris. fekk initiative pour la transparence des industries extractives mu di ITIE fa mu doon defee assemblée générale ca OCDE ay sénégalais taxaw ci buntu bi ak seen i pancarte ni leen yéenay jox ay raaya suñu ay réew ci Afrique naan leen seen yorinu pétrole rafet na te ñun Sénégal yii lu xóor la ñu jàpp ni am na fa te leeragul dañu génn waa ITIE génn wax ak sénégalais yi ci biti ni leen ñun kat la ñu fa wax mooy at yii ci ginnaaw waaye la ca 2012 xamuñu ci dara dugguñu ci te loolu itam mu ngi dogal leer ci seen bopp ñi ngay wax ni ñu ngi bëgg a jox raaya suñu réew ñooñu le bu fekkonte ni ay yor yun bu baax la ñuy yore pétrole Afrique kon Afrique développé na fuuf yàgg na ëpp na fii ñun bu fekkente ni dafa am ay club quelque part club yoo xam ni yii la ñuy doxal méngoowul ak yoon baaxul man nag kenn gënumaa xam Afrique ci ñuy wax donc loolu du loo xam ne lii lu important la ci man bu nañu génnee raaya bu leen neex joxe xam nañu ni ay club d'amis daf cee bari xam nañu ni dañuy dimbalante seen biir di raggante seen ay ginnaaw li intéressé sénégalais yi du ay raaya yi ñuy jox bitim réew suñu ay njiit li ñu intéressé mooy ñun gis-gis bi ñu ci am ak suñuy njiit taxawaay bi ñu am te ñun ñu teg ci suñu bët donc nañu leen jox lu leen neex gis nañu président boo xam ne bii du jeex ci Afrique du doon démocrate dina sax corrompu du jeex ci biir Afrique bu demee bitim réew ñu koy takkali raaya loolu yaakaar naa ne ñun amaluñu solo li am solo mooy ñu dellu si fii ci biir réew mi mbir mi biiru Sénégal la ñu jënti ko parce que li ñu bëgg Babacar mooy xeex bi bu ñu ci jógee suñu ay doom ak suñu ay sët dootuñu fi nekk ci ay jafe-jafe ci pétrole Cheikh Tidiane Dièye nañu ko réglé benn yoon mobiliser wu ñëpp ànd si ñu lijjanti ko pour que Sénégal mu nekk bénédiction bañ a nekk malédiction te duñu nangu nag pétrole di yàq Sénégal dañu bëgg mu nekk loo xam ne lii njëriñ lay doon ci askan wi jërëjëf Cheikh Tidiane Dièye